Salam alaikum, chers internautes. Bonjour, chers internautes. Nous revoilà ici au niveau de la brigade d'hygiène de Thiès, au quartier 10e, ou bien dirons au quartier Escale. Bu ngeen ñu fi gisee tey nag ngeen daal di xam ne ak tenue bi ma sol ngeen daal di xam ne ñu ngi suñu émission bu mag bi émission bi nga xam ne émission cet la sur la prévention et l'hygiène ñu ci ànd ak toujours nag suñu kilifa bu baax gi di le commandant de brigade du capitaine Idrissa Ndiaye kon ñu jox ko mu nuyoo. Donc bonjour Moussou, donc bonjour chers téléspectateurs. Donc vous êtes présentement au niveau de la brigade régionale de l'hygiène de Thiès. Donc moi-même je suis le chef de cette brigade. Vraiment vous souhaite la bienvenue. Donc pour cette interview, donc on souhaite vraiment très instructive. Donc par rapport à ce que la population peut tirer donc de ces interventions. Voilà, merci mon capitaine. Kon comme niñ leen ko doon waxee rek xam nga dañuy wax ne xodd ko balaa ngaa lakkle l'hygiène boo koy wax mooy cet mooy jëkk cet mooy mujj xam ngeen ne doomu aadama buy juddu wax dëgg yàlla subhanahu wa taala ba mu ko bindee ci cet la ko bind mu wàcceeg cet waaye itam dañ koy sang waaye itam yàlla yeex doomu aadama buy dellu itam ci cet lay mujj nga xam ne kon cet am na solo ñi nga xam ne nag ñoom ñooy soldat de l'hygiène muy waa service d'hygiène xam ngeen toujours ñun dañuy daal di ànd ak ñoom ñu gunge ñu ngir famille yi ngir population bi ngir ñu ànd ak ñun ci cet ndax nag waa bu cet amee rek jàmm daal di am te actuellement àdduna bi fi mu toll xam ngeen ni doomu aadama soxla na cet waaye itam ñu jëm nag ci benn ponk bu am importance d'une importance boo xam ne bi muy l'hygiène alimentaire maanaam muy lekk gi waaye itam daañ dem ba ci biir bu ñu xóotee ba ci biir itam daan ànd ak chef de brigade bi muy capitaine Idrissa Ndiaye ñu wax ci la conservation des aliments naka la doomu aadama surtout ñun jigéen ñi nga xam ne nun noo féete pànc googu naka lañ mën a jëlee ñam yi di ko denc kon moo capitaine yow lañ dénk brigade d'hygiène bu Thiès nga nekk fi ak sa équipe damay faral di wax ne brigade d'hygiène bu Thiès booy seet nekk na brigade boo xam ne bii daanaka bu may xool ci au Sénégal moo gën a yaatu mu daanaam nday di seex lay tëddee ndax sous brigade yi nga xam ne moo leen làmb ba tax na damay faral di wax ne na ñoom booy xool ñoom ñoo coiffé buñ leen Thiès Carrefour la waaye man tam damay wax ne brigade d'hygiène bu Thiès Carrefour la donc mon capitaine question biñ lay njëkk a laaj ñu àndi ceeg Déclic Média bi professeur Aboubacar Tall dama lay laaj su ma la doon wax tey c'est quoi l'hygiène alimentaire lan nga may tontu. donc mu nekk question bu am solo mais chaque fois il faut que ñuy ràññee li ñuy wax hygiène alimentaire ak hygiène des denrées alimentaires donc boo xoolee dafa am tubaab lu muy wax nuance la am donc yaakaar naa ni même waxtaan bi dañ koy gën a jubal si lu ñuy wax hygiène des denrées alimentaires lu tax ma koy wax mooy que hygiène alimentaire dafa nekk maanaam lépp loo xam dañ koy digal nit ñi pour que ñu am ñam yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo mu am lu mu andil nit ki parce que suñ ne lekk dafa am lu muy andil nit ki luy tubaab di wax ay nutriments ay vitamines ak ay glucides ay lipides yooyu yëpp boo ko tënkee nag loolu la ñuy wax ci tubaab hygiène alimentaire mooy que maanaam ñam yi ñuy jëfandikoo lan la ñu mun a andil ci wàllum maanaam ni ñu yàlla bindee donc mooy apport en énergie en calories yooyu yëpp loolu la tubaab di wax hygiène alimentaire mu wutee tuuti ak li ñuy wax hygiène des denrées alimentaires mooy que maanaam ñam yi nga xam dañ koy jaay ñu koy jënd di koy jëfandikoo donc ci yan anam la ñu war a mel donc loolu moom la ñuy tubaab di wax hygiène des denrées alimentaires donc pour préciser tuuti rek que am na tuuti nuance entre hygiène alimentaire mooy que maanaam ñam yi ñuy jëfandikoo lu ñu mun a andil ci wàllum maanaam ay ferñeent ak yooyu loolu la tubaab di wax hygiène alimentaire donc hygiène des denrées alimentaires nag mooy que ñam yi nga xam dañuy dem ci boutique yi dañ koy togg ci biir kër yi donc yan anam la ñu war a mel ba nga xam ni maanaam du lor ñi koy jëfandikoo donc mu nekk lu ci am solo parce que ñam
boo gisee nit di lekk c'est parce que dafa am loo xam ni dafa am njëriñ ci yaram ji loolu lay ut ci aliments yi mais loolu am njëriñ ci yaram bi bu fekkee ni dafa am ay coppite yi ci am mun na ko jural lu ñuy wax safaan bi mooy que mu am yeneen xeetu feebar yoo xam ni day génn ci maanaam jëfandikoo ñam yooyu donc loolu moo tax service d'hygiène muy saytu maanaam ñam yooyu nga xam ne dañ koy jaay pour que ñi koy jëfandikoo mu bañ leen andil ay jafe-jafe donc pour tënk hygiène man damay préférer wax hygiène des denrées alimentaires mooy que lépp pexe bu nit mun a def ba nga xam ne bu jëfandikoo ay ñam yoo xam daf ko jënd wala daf ko togg ci biir kër mu am benn loraange boo xam ni vraiment andi du ko jox donc lu tubaab di wax dafa nekk ci li ñuy wax sécurité sanitaire donc mu nekk loo xam ni kaaraange la boo xam ni dañ ko war a di saytu ba nga xam ni nit ñi bu ñuy jëfandikoo ñam yooyu mu am benn loraange bu mu leen andi donc ci tënk daal loolu moom mooy hygiène comme ni nga wax alimentaire wala hygiène des denrées alimentaires. waaw mon capitaine je vais rebondir un peu sur ce dernier propos parce que da nga wax lool rek mu am benn déclic ci man booy xool au niveau des établissements surtout nga xam ne établissement élémentaire yi muy xale yi da ngay gis daanaka jaaykat yi dañuy profité di jaay seen njaay yi léegi sax dem nañ ci ba nga xam ne dañuy indaale seen fourneau yi di togg ndawal maanaam yàpp la viande ñu koy togg xale yi di leen rang donc est-ce que service d'hygiène loolu aussi am na ci un aperçu est-ce que service d'hygiène dina déplacé wu dem di accompagner jigéen ñooñu di manipuler denrées yooyu ak ñam bi ñuy jox xale yi ci ban façon lañ leen koy joxe. donc service d'hygiène dina def liggéey dina def ay jéego ci fànn boobu parce que agents yi dañuy def lu ñuy wax prospection donc su maanaam bépp bërëb boo xam dañ fay jaay lekk mais bépp bërëb boo xam nit aussi daf fay nekk li ñuy wax établissement recevant du public donc loolu suñ ko defee dinañu nemmeeku école yi même ni ñu aussi hôpitaux yi centre de santé yëpp dañ koy nemmeeku léegi chaque fois suñuy def activité yooyu suñu tasee koo xam ne day jaay ci bërëb yooyu lu ñu koy jëkk laaj mooy que loolu moom mooy base maanaam même jaay bi mooy ndax est-ce que am na këyit buy firndeel que moom vraiment nit ku wër la pour mu jaay ñam yooyu donc loolu lay njëkk a def leneen li aussi dañuy xool maanaam anam yi nga xam ne noonu lay jaayee ñam yooyu bu fekkee dañ koy jaay ci bërëb yoo xam ni poussière baa ngi jóg xale yaa ngi foofaleeg yooyu yëpp dañ koy jox conseil pour que mu éviter maanaam li ñuy wax contamination bu jógee ci poussière boobu. donc leneen lu ci am aussi mooy que bu fekkee dañuy gis loo xam ni maanaam ci anam yoo xam ni maanaam dëppawul ak yoon dañ lay convoquer nga ñëw mais convocation aussi su la ñëwee naam dina mun na am ñu fay loola mais lu ci gën wala lu ci ëpp lu ñuy def mooy dañuy waxtaan ak nit ki pour wax ko maanaam safaan bi mun a am bu fekkee ni ñam yi muy jaay dëppawul ak maanaam cet bi donc ça veut dire que effectivement liggéey bi yëpp waa service d'hygiène ñoo ngi koy def mais ci cadre général lañ koy defee bu fekkee dañuy def seen prospection lépp lu ñuy gis donc loolu bu xam teg nañ seen bët donc nga xam ni mun na am ay conséquences ci wàllum wér-gu-yaram danañ ci yëngu mais aussi ñuy gërëm maanaam ñi nga xam ñoo yore école yi parce que même avant service d'hygiène di ñëw sax lu ci bëri man jaar naa région yu bëri mais lu ci bëri directeurs yi proviseurs yi censeurs yeeg yooyu yëpp déjà ñoom ñooy premier agent d'hygiène parce que man gis naa école yoo xam ni directeur bi mooy génn contrôler ñii di jaay ndax am na ñu kayit est-ce que ñu renvoyer leen service d'hygiène pour que service d'hygiène mën leen donc ça veut dire que liggéey boobu service d'hygiène moo ngi koy def mais am na ñeneen sax ñu ko siy jàppale ñu mel ni wàllum secteur u éducation. waaw mon capitaine aussi xam nga période bi ñu nekk actuellement période du mango la mango verte sax laay wax boo seetloo jaaykat yi itamit dinañ ci raaxuwaale jël mango bi di ko baxal wala ñu koy gazer loolu tam defe naa ne service d'hygiène war na ci am. loolu jéego yu am doole. service d'hygiène dafa koy saytu chaque at day am quantité yu am solo yoo xam ne dañ koy nangu donc di nga bu fekkee ni da nga mango yi commencé nay bari boo ñëwee ci brigade bi da ngay gis que ni chaque fois am na ay maanaam ay dàmm yoo xam ne dañ koy jël ñu teg ko fi parce que si li code de l'hygiène wax dafa ne même bu weesoo wàllum mango mais bépp fruit boo xam ni dañ koy gazer lii tubaab doo gazer dafa mel ni nga jël xeetu xeme yooyu li ñuy wax carbure de calcium nga yàkkamti pour que maanaam mango bi ñor
mais problème bi mooy carbure de calcium après dafa am yeneen gàllankoor yu muy andi bu fekkee nit ki daf ko consommer donc bu ko nit consommer comme produit boo xam ne produit bu acide lay doon am na yeneen gàllankoor yu nga xam ne mun na ko andil nit ki donc loolu moo tax code de l'hygiène sóoraale ko ne bépp mango boo xam ni bàyyiwuñu ko mu ñor wala bépp fruit boo xam ni bàyyiwu ko mu ñor si ndeyam donc ñu gazé ko fu ko service d'hygiène gis daf koy nangu donc mu boole si aussi mango verte parce que mango bi aussi mun na verte nii te fekk kenn gazé wu ko mais bu boobaa aussi comme mango boobu ñorul de aussi service d'hygiène da koy nangu donc chaque at ay quantité yu bëri ay maanaam mun naa wax ay tonnu maanaam mango verte ak mango yoo xam ne dañ leen gazé de les services d'hygiène di faral di nangu si bërëb yooyu. waaw itam souvent damay dégg la population di demander di poser la question ne est-ce que service d'hygiène waruloon am benn numéro vert boo xam ne bii yenn infraction yoo xam ne buñ ko gisee au niveau de la population nga xam ne daan ko mën a saisir pour mën koo def parce que itam nun dafa am benn aada boo xam ne bii nun sénégalais dañ koy dundee mooy tey da ngay dëkk ak sa dëkkandoo mu di la def loo xam ne lii xëj na moom non seulement mi ngi lay manqué hygiène waaye itam mi ngi indi loo xam ne lii cet bokku ca waaye da ngay ragal feeñ ca souvent da ngay ragal feeñ ca ndax da ngay gis léeg-léeg ku la woon ne la bëgguma cee feeñ waaye melal ni rek ku ñëwoon foofu kon yow nan nga gisee loolu numéro vert boobu service d'hygiène lan moo tax mënul fexe ba am numéro vert. yaakaar naa ni vraiment pexe bu rafet nga wax noonu mooy que effectivement dañu war a am numéro vert donc bu nga xam ni moo am lu ñuy wax serveur moo xam ni boo tollee Kédougou wootee boo tollee Thiès wootee boo tollee Foundiouly wootee mu am koo xam li nga jokkoo ak moom mu mën la wax fan la lay yebal pour que maanaam problème boobu ñu saafara ko donc loolu lu pertinent la loo xam ni. donc même bu ma nekkee si yenn réunion yoo xam ne dañ moo tas ak suñu kilifa dinaa ko wax ni ko loolu il faut que nit ñu def ko parce que gendarmerie am na ko police am na ko sapeur pompier am na ko donc service d'hygiène aussi daf ko war a am mais à part loolu ñun am nañu numéro fixe mais numéro fixe comme ni ngeen ko xamee dafa am li tubaab di ay inconvénients mooy des fois nit mun na woote muy sonné ba sonn kenn du jël donc parce que nit ñi su bëri ay portable la ñuy yore moo tax numéro fixe yi aussi mais yàlla dafa def aussi sunu numéro yi comme ñun ñoo ko moom mais ñun képp ku ñu woo dañuy wuyu donc ma profité aussi pour gërëm population thiessoise bi parce que man yàlla xam na ni même tey si suba rek la ma am benn kenn ku ma woo ne ma ñëw naa foofu clamé mais boobu ba léegi jëma gisagul kenn donc ça veut dire que thiessois seen bopp vraiment nekk na réflexe parce que man def naa yeneen région yoo xam ni li ñuy ñëw si service d'hygiène bariwul mais fii Thiès donc loolu aussi il faut que ñu gërëm population thiessoise bi parce que loolu dañu ko faratal mooy du ñu gisee loo xam ni dafay gàllankoor nit ki si wàllum hygiène effectivement dañuy saisir waa service d'hygiène donc mais ñun dañu am ay pexe du ñu mës a wax ni diw moo ñu booleeg yéen nangam non du ñu ko def lu ñuy def rek mooy que suñu nit waxee dara dañuy décaler occasion sax pour ñu mun a wàcc si quartier boobu xoolaale yeneen kër yi nga xam ni wute na ak boobu nga xam ni moom la ñu signalé parce que soo ñëwee directement si kër googu rek dañuy xam ni dañ leen boole moo tax dañuy mel ni ñuy def genre prospection si gox boobu su ko defee nag léegi loolu nga xam ni loolu la ñu ko wax suñu duggee si kër gi wala si bu ñu taxawee si buntu kër gi bu fekkee problème bi si buntu kër gi la loolu danañ ko ràññee donc mu nekk lu am solo te man dama gis nga ni sax loolu moom mooy liggéeyloo service d'hygiène donc moo tax fii dañu dooleel maanaam ki nga xam ni moo yore wàllum li ñuy wax réclamation mooy bépp bu ñu nit wooyee man damay jël sama oto def si carburant naka demal ma xoolal ma foofu lan la donc loolu sax boo xoolee moo gën a am solo si liggéey service d'hygiène parce que mun nañu toog rek di bàyyi di déglu nit ñi pour que ñu mun a di agir donc mais yaakaar naa ni vraiment loolu ñooñu ñu koy def tamit li tubaab di wax ay actes de civisme la ñuy def parce que par exemple doo toog fenn gis kenn kuy jaay drogue nga croiser les bras dafa mel ni yow si nga bokk doo see kenn fu ñu xam ne ay bërëb ay saay-saay ñoo fa nekk nga taxaw di xoolee non doo ko def donc loolu aussi dañu war a dugal réflexe boobu déjà que Thiès am na fi mais nañ ko gën a renforcer pour que vraiment nit ñi tàmm di liggéeyloo waa service d'hygiène parce que suñu gisee loo parce que service d'hygiène mënuñu dem fépp mënuñu gis lépp tamit donc man mii di la wax chaque fois su may dox si mbedd Thiès damay nemmee ko ay li tubaab dox ay infraction mais comme civil laay doxee mënu ma leen convoqué
mais chaque fois su ma ñëwee damay yebal ki nga xam ni moom laa wax mu toppatoo wàllum maanaam clamé yooyu ne ko demal ma bërëb sàngam nga xoolal ma foofu lu fa xew. donc loolu mu nekk lu am solo yaakaar naa ni peut-être que boo see Thiès aussi ñu gën a réussir ci liggéey bi mooy li ñuy Thiès waaye di solliciter donc moom moo tax mais yaakaar naa ni pour loolu gën a jëm kaw il faut que ñu ut lu ñu nga wax léegi numéro vert boo xam ni ku ñu bugg jot rek dinañ jot mais suñu portable bi aussi kenn fermé wu ko donc ñun fu ñu toll rek dañuy woo chaque jour nit ñi dañuy woo donc suñu wooyee aussi dañuy jël ku mu munti doon bu ñu wooyee danañu jël et puis bu ñu ko mënee saafara aussi ñu dem saafara. waaw cher internaute kon ñu fàttali leen rek ne yéen a ngi fii ci au niveau de la brigade d'hygiène bu Thiès ànd ceeg suñu kilifa gu mag ki nga xam ne mooy commandant de brigade bi di capitaine Idrissa Ndiaye waaye itam bu ngeen déggee émission bi ngeen xel daal di dañ ci yéen ngi ci émission bu mag bi di xeex tilim daan feebar les soldats de l'hygiène mon capitaine ma dikkati ci aussi ci benn fait boo xam ne bii mi ngi am fii dans la région de Thiès. ma gisoon service d'hygiène aussi ci weer yi ñu génn def ci opération bu am solo muy ñi nga xam ne dañuy jaay ay ginaar ci tali ci gaar bi raay bi donc souvent am na benn jour ma ñëw fekk fi benn panne boo xam ne bii daanaka booy xool ganaar yi dañoo mel ne lu verte population bi nag ba léegi ñu ngi koy démb rek gis naa ñu ngi koy jënd am ko ma ci ne man daal damaa bëgg ngeen wax ma bu fekkee dégg naa ñu ne xaw ma phosphate bee cay tax ak wala lan tey lan nga mën a expliquer la population de Thiès pour wax leen danger bi nekk ci jënd ganaar yooyu. voilà donc man boo ma ñëwee fii Thiès loolu laa gën a nemmeeku si maanaam wàllum service d'hygiène mooy que boo demee si raay bi da ngay gis ay xale donc ñun ñëpp comprendre nañ leen parce que dañ nekk jamono joo xam ne aussi liggéey dafa xaw a jafe. donc ñooñu aussi su bu leen gisee day mel ni sama rakk laa gis am na kenn koo xam ni dañ ko fi jàppoon keroog ma ne ko yow wax dëgg yàlla yow sama rakk benn ngeen si wàllu même physiologiquement sax quoi mooy ba ma la gisee dafa mel ni sama rakk laa gis donc loolu moom mooy jafe-jafe donc mooy que maanaam comme xëy dafa manqué donc ñoom dañuy dugg si activité boobu peut-être moom moo leen gënal ñuy dem di def leneen donc mais activité boo gis rek mu jëm si wàllum maanaam ndaw yi dañ ko war a encadrer donc ñoom bërëb yi ñuy jaayee maanaam dafa amul maanaam cet mooy que Thiès ñëpp xam nañu ko phosphate buy dem Taïba yooyu yëpp foofu lay jaar boo xoolee sànnee sa bët sax si raay yi da nga gis que ni day am lu jaune loo fay gis donc mu nekk ay substances yoo xam ni maanaam ay tooke la donc bu weesoo loolu aussi gis nga ni nit ñi dañuy suuf si day jóg ngelaw gi di ñëw ak yooyu yëpp donc ça veut dire que ñam yi ñu fay jaay day nekk ay aliments yoo xam ni vraiment dafa am lu ñuy wax contamination donc nag loolu moom moo tax ñun tout le temps dañuy xeex loolu donc comme c'est ay denrées yoo xam ni dafa am ay supposé contamination il faut que ñu koy génnee si maanaam circuit jaay bi donc loolu moom moo tax ñuy faral di fay dem maintenant nag dama ne liggéey bi aussi dafa am aspect bu am solo parce que buy jaaykat am rek parce que am na kuy jënd mais bu population bi maanaam amee conscience que ni li ñuy fay jënd baaxul yaakaar naa ni doo fa gis que kenn ku fa jaay parce que ku ñëw bu nit ñëpp doo leen romb te kenn jëndul parce que xam nañu ne que ñi ñu fay jaay noonu dafa dëppawul ak wàllum set bi mais bu boobaa ñoom ñëpp danañu arrêté liggéey bu ñu def mais comme dafa am ñu koy jënd parce que ñoom aussi beneen aspect bu si am solo mooy maanaam njëg yi ñu koy jaayee foofu dafa yomb si ñenn ñi nga xam ne amuñu doole donc mu nekk beneen maanaam facteur boo xam ni dafa xaw ko gën a compliqué mbir mi donc su ko defee nag léegi population boobu comme communication bi daal man laa gën a gëm ni moom moo mën a régler problème mooy que ñu gën a sensibiliser Thiessois yi ne leen lu ñu fay jaay noonu ku ko fa jënd loola daal yaa ko teg sa bopp parce que amul loolu loo xam ne dafa dëppoo ak li yoon wax c'est vrai que nit ñaa ngi def ay ramasse ñun ñoo ngi jël seen paan yi ASP yaa ngi koy def police yaa ngi koy def mais boo ko defee tey day mel ni suba dañ koy multiplier ñi fay jaay dañu leen di multiplier par 10 donc ça veut dire que problème bi réglé wuñ ci dara donc moo tax ba may yàgg di seetlu ni nit ñaa ngi jël seen paan yi mais dañuy continuer di fay jaay day réglé wuñu dara laa ne man fii daal xam naa ni lu gën mooy que ñu gën a accentuer wu sur la communication yi nag mooy de manière très large mooy utiliser rajo utiliser télévision donc yooyu yëpp ñu mën a sensibiliser population thiessoise bi
parce que Thiès lu may tàmm di wax moom mooy pratiquement capitale volaille bi parce que boo jëlee ay zone comme Pout ak yooyu yëpp foofu pratiquement ginaar yu Sénégal yëpp fa leen di yaree te bu ngeen fàttalikoo daaw amoon na li ñuy wax grippe aviaire boo xam ni nemmeeku woon nañ ko foofu donc ça veut dire que maanaam il faut que nit ñi gën a renforcer surveillance bi gën a def communication ak envers population bi comme li muy wax bu amulee ñuy jënd rek doo gis kuy jaay mais loolu nag il faut que maanaam bataille bi man daal ba ma xaymaa lépp xam naa ni ramasse teg nekkul solution bi donc lu gën daal mooy que maanaam ñu def communication gën a sensibiliser Thiessois yi ñi fay jaay aussi am na koo xam ne jëloon naa numéro pour que maanaam bés bu ñuy def wàllum communication ñu woo ko aussi wax ko lan mooy enjeu yi ak vraiment yan anam la ñu war a di jaayee ganaar yooyu donc ça veut dire que am na ay jéego yu ñu si def mais man gëmuma trop ne que ramasser kii moom mooy régler problème bi parce que bu doon loolu la rek depuis pratiquement ñaari at ñoo ngi koy def te finalement day gis que ni day gën a nit ñi sax ñii di jaay dañuy gën a bari donc loolu nekkul solution bi donc dañuy jéem a xool wàllum communication bi gën a yee Thiessois yi pour que vraiment ñu bañ a di jënd ñam yooyu. waaw mon capitaine dinaa la poser question aussi boo xam ne bii ndax wolof yi dañuy faral di wax ne biir du bool sur la conservation alimentaire xam nga ñun jigéen surtout bu koor jotee nga xam ne xale yi seeni lekk léeg-léeg njogonal yi nga xam ne maam daf ko tàmmoon wala lekk boo xam ne gi peut-être xale bi wàccagul nit ñi lekk ba pare teg ndab li foofu buñ ñëwee ndax tàngal bañ ko war a tàngal nañ ko waaye itam réfrigérateur yi nga xam ne muy frigo yi nga xam ne ñun jigéen ñi da ngay dem jënd jën nekk ci marché bi presque di nga def 1 heure de temps léeg-léeg ci marché bi daa jënd jën nga def ko ci siwo bi nga jënd ndawal nga def ko ci siwo bi nga jënd lépp nga jël temps bi ngay def ñu ngi ko génnee léeg-léeg nga dugg ci grande surface jëndee ko fa nga xam ne c'était congelé ñu décongelé ko jaay la ko temps boobu ngay def ba ngay agsi ci biir kër gi conservation bi nga koy def ana naka la ñun jigéen ñi war a mën a def ba nga xam ne conservation bi danañ ko denc normalement ñii nee nañu ay nen sax les œufs mën nañ ko denc ci frigo ak fan lañ koy denc légumes yi naka lañ leen di conserver mon capitaine. donc sànq ba ñuy déparé si maanaam waxtaan bi wax naa la ne hygiène alimentaire donc mooy lépp lu ñu war a def ba nga xam ni nit ki bu jëfandikoo ñam bi maanaam dafa am lu muy andi si yaram bi te lu baax lay doon quoi donc aliment nag dafa am lu ñuy wax ay composition dafa am lu ñuy wax ay glucides lipides protéines ay vitamines ay sels minéraux donc ferñeent yooyu yëpp donc boo gisee maanaam mu am solo mooy que ñam boo gis rek dafa am app boo xam ni da koy am boo xam ni bu fekkee yenn conditions yi réunir uñu day am luy tubaab di ay réaction chimique yi muy am donc réaction chimique moom mooy da ngay jël ay réactif mu andi la ay produits donc am na leneen loo xam ni aussi si wàllum physique lay doon loo xam ni mooy tax aussi ñam yi di yàqu mooy que maanaam bu fekkee ni dafa tooy wàllum ndox mi wala oxygène beeg yooyu yëpp dafay nekk ay facteurs yoo xam ne day gën a gaaw a yàq ay ñam si diir bi donc nag mais yàlla dafa def nag am na loo xam ni mun nañ ko def ba nga xam ni yàqute boobu maanaam du gaaw a am donc loolu la tubaab di wax conservation donc conservation boo koy def da ngay xayma maanaam si wàllum chimique yan réaction moo si mën a am ak si wàllum physique yan réaction ñoo si mën a am donc léegi nag lu ñuy nemmeeku nag si Sénégal mooy bonne pratique yi dafa manqué mooy jëfi ñu baax yi bi nga xam ni maanaam ñam yooyu aussi buñ ko consommé du ñu andil ay jafe-jafe damay jël exemple simple moom mooy li ñuy wax njogonel mooy que nit ñi bu ñu añee 2 heures ñu jël ceeb bi mais ceeb boobu bu fekkee ni conservé woo ko si frigo mais diir bi nga xam ni la koy xale di jëfandikoo am na ay maanaam yàqute yu bëri yoo xam ni ñam bi am na ko si wàllum chimique si lu wàllum physique ak même ay développement microbe daf si am donc boo tax ñooy njegonal ba automatiquement bu nit ñi paree rek il faut que nga conserver ko conservation mun na nekk wàllum li ñuy wax réfrigération moom mooy comme li ñuy wax frigo donc réfrigération nag li tubaab di wax température positive la am mooy que day varier entre plus 2 degrés ak plus 8 degrés loolu maanaam loolu dafay sedd mais réfrigération boobu maanaam lu tax mu am solo mooy yenn xeetu maanaam microbe
du ñu dee mais dañuy seen développement day yéex donc loolu mooy rôle maanaam réfrigération. maintenant ñam yooyu aussi bu fekkee ni dafa mel ni comme ay ndawal ak yooyu il faut mun nga da ngay def lu ñuy wax congélation. congélation moom aussi dafay arrêter développement microbe bi donc am na leen loo xam moo weesu congélation sax lu ñuy wax surgélation. congélation soo ko déggee rek mooy bu température bi inférieure à 0 degré donc surgélation mooy bu fekkee dafay dépasser moins 18 degré jëm kaw ay moins 18 moins 35 degré yooyu dafay li jox surgélation la du moins moom lay doon. mu nekk ay pexe yoo xam ne yooyu yëpp dañ koy def pour que maanaam ñam bi nga xam ni maanaam utiliser nga ko wala bugg nga ko denc mu mun a am app boo xam ni bu ko nit après jëfandikoo du leen andil benn jafe-jafe. donc réflexe yooyu nag lañ war a dugal ci Sénégalais yi mooy que par exemple pour delluwaat ci njogonal boo añee ba pare conservation bu gën mooy nga def ko ci frigo bi mais lu ñuy constaté ñëpp mooy soo paree l'air libre nga koy bàyyi noonu donc ça veut dire que après bu ko nit consommé mun na am yeneen xeetu jafe-jafe yu mu ko andil. wàllum ndawal bi aussi surtout damay jël exemple tabaski yi nga xam ne nit ñi bu ñu reyee seen xar ba pare da ngay gis ku conserver ndawal bu lum donc bu ko soxlaawaatee da koy décongelé waat delloo ko décongelé delloo ko donc si anam yooyu yëpp maanaam ñaari jafe-jafe lay am mooy que maanaam ndawal bi si wàllum qualité dafay gën a wàcc. beneen bi mooy aussi microbe bi nga xam ni ñoom ñoo làqu woon si ndawal boobu aussi dañuy développé wu. donc ça veut dire que loolu amul njëriñ donc lu gën mooy que même boo koy denc nga denc ko li ñuy wax ak ay parties mooy par exemple bu fekkee tey da nga bëgg togg ci maanaam xam nga ban quantité yàpp wala ndawal nga soxla pour togg par exemple sa yaasa bi nga conserver ko noonu nga xam boo soxlaa loolu la ngay jël nga décongelé ko nga togg ko. donc yooyu réflexe dafa malheureusement dafa xaw a des tuuti ci Sénégalais yi mais dafa nekk lu am solo mais ay méthodes yu simple la loo xam nit mun na ko def mooy que bu fekkee ndaw la lu ci gën mooy que nga koy denc en pièces yoo xam ni mooy quantité bi ngay soxla pour togg. maanaam di ko def ci ay sachet. di ko def ci ay sachet. waaw mais quand lu bon mooy que nga décongelé jël ci benn partie delloowaat ko loolu yëpp maanaam comme li ma wax ñaari xeetu jafe-jafe yu la am mooy que qualité ndawal bi dafay gën a dellu gannaaw beneen bi aussi mooy que même ay risque d'intoxication parce que day am ay microbes parce que sedd bi du rey dara mais da leen di garder ci nu ñu tolloon bu fekkoon ni ñaari microbe nga fa amoon seddaay bi boo ko fa defee peut-être que buy développer benn rek mooy jugaat nga am ñett mais boo ko décongelé waat dugalaat ñett yooyu dañuy demaat ba nekk ay 10 donc ça veut dire que chaque fois ngay congelé décongelé day finalement maanaam qualité yooyu yëpp da nga koy perte ba pare ñam bi day am ay risques sur le plan voilà. waaw mon capitaine xanaa comme donc ñam bi nga xam ne da nga ko dugal ci réfrigérateur bi. soo ko génnee kay xanaa comme tam laaj na tam tàngal bi tam laaj na benn degré boo xam ne itam dana fa àgg. effectivement laaj na benn degré léegi boo xoolee am na li ñuy wax ay micro-ondes. mooy dafa nekk ay jumtukaay yoo xam ni dafa am température bu fay nekk mais ñam yi nga xam ni dañ ko war a jëfandikuwaat le minimum boo koy tàngal dafa weesu maanaam 60 degré donc à partir de 60 degré yaakaar naa ni luy tubaab di wax dafa am si xeetu maanaam microbe bi li ñuy wax yi gën a sonal nit ñi mooy yoo xam ni si température yoo xam ni ay 37 degré la ñuy développé. donc yooyu ñoo ëpp lu ñuy maanaam di faagagal askan bi donc ça veut dire que bu weesoo 37 degré donc yooyu su bëri dañuy dee donc moo tax bu dañuy wax ne ñam yooyu au minimum nga démarrer ko par 60 degré jëm 70 yooyu donc nga tàngal ko ba si température boobu nga mun ko jëfandikoo quoi donc ñam yooyu ñu conserver au minimum balaa ñu koy jëlaat balaa ñu koy consommer au moins que ñu tàngal ko à une température supérieure au moins à 60 degrés. mon capitaine léegi laa jot benn message ci suñu benn internaute ba ma ko waxee dama am interview avec le commandant de la brigade mu ni ma laajal ma ko damaa am garabu mango sama kër mais dama jékki-jékki nee na su rombee dafay mel ni dafay taw nee na souvent dafa defoon sax dafa am ay picc yu nekk ci kaw di ko jax ndox mais nee na au fur et à mesure muy dem mu xool ne garab gi dafa commencé am ay tukku-tukku yu weex nee na ba léegi nag fruits yi maanaam mango yi dafa am lu mel ni ay germes ñoo fa nekk nee na ndax wóor na
bu ñu raxasee nee na bu ñu ko raxasee dafay set maanaam affaire bi dafay deñ nee na ñu ne ko mouche blanche la nee na est-ce que ñoom bu ñu raxasee mango yi war nañ koo mën a lekk. waaw effectivement mouche blanche yooyu bon xam nga ñoom aussi ay mala lañ donc il faut que luy tubaab doo survivre quoi ñoom si yooyu la ñu profité aussi pour mun a jël seen alimentation mais comme li mu wax léegi nag boo fekkee ni maanaam raxas nga ko noonu ba mu set c'est vrai que mun na ñëw yàq maanaam dugg ba si biir am ay maanaam ay gàllankoor yu ñu andi si mango boobu mais boo ko raxasee ba mu set effectivement nit mën na ko jëfandikoo parce que mouche blanche yooyu nekkuñu ay vecteur de yenn xeetu maanaam virus wala bactérie yeeg yooyu donc ça veut dire que ñoom leneen moo leen tax a jóg peut-être suukar bi nekk si mango yi moo leen intéressé donc moom la ñuy jëfandikoo ñu dem seen yoon mais ñoom amul ay germe yoo xam ni dañ koy bootaale ba nga xam ni bu ñu laalee mango bi mun na am ay xeetu jafe-jafe yu mu andil nit ki parce que ni ak mesure d'hygiène yooyu la raxas ko ba mu set effectivement mun nañ ko consommer. mais quand même population bi bu ñu service d'hygiène mën na koo ñëw pomper leen. waaw mun na nekk tamit parce que li ñu mouche dafa bokk ci famille insectes yi donc ñun lu ñu am ay insecticides la quoi ça veut dire que mun nañu ñëw traiter ko mais booy traiter ñam aussi da ngay xool ndax est-ce que insecticide bii dëppoo na ak maanaam traité parce que du insecticide yëpp nga mun a pomper ci garab mango bi parce que am na nga xam boo ko pomper ba pare mun na des. ba nga xam ni maanaam yeneen gàllankoor lay andil sax ki koy consommer donc parce que insecticide maanaam bu yàggee surtout bu dajaloo si biir yaramu nit ki donc mun na am yeneen jafe-jafe si wàllum wér-gu-yaram yu ngi ko andil donc moom moo tax même bu ñu fay pomper danañu xool segg insecticide boo xam ne dafa dëppoo ak maanaam li ñuy wax hygiène alimentaire donc pour ne pas aussi ñu am yeneen xeetu problème mais effectivement service d'hygiène da koy faral di mun nañu pulvériser maanaam mango boobu. waaw l'avant-dernière question mon capitaine dañu seetlu aussi ne dans la région de Thiès bëri na léeg-léeg population bi di jooy ne dañu jékki-jékki ay yemb envahir na sama kër ay yemb kii nañu service d'hygiène lan moo ciy taxawaayam. donc dafa nekk benn débat boo xam ne dafa yàgg trop si service d'hygiène parce que yemb nit des fois da ngay dégg ñu ne la espèce protégée la. mais man personnellement jéem naa xool documentation bi parce que dafa am ku doon wax naan loo xam ni tegu ci bët rek gëmu ko donc mu ne je ne crois que ce que je vois donc mais yàlla xam na ni boobu ba léegi parce que yeneen région yi ma defoon yi damay gëstu ba sonn wër fu ne texte bu ne gis naa ko mais pour que ma gis loo xam ni doy na sama xel ne abeille espèce protégée la dama ko tegul sama bët ba léegi peut-être que ak sa internautes yi ku si gis texte bu mel noonu mun nañu ko envoyer aussi ñu mën a xam parce que même waa eaux et forêts yi waa parcs nationaux yi donc ñoo ñëpp dañ leen laaj ñu ne ñoom vraiment texte yooyu gisuñu leen donc ça veut dire que nit ñi dañ koy wax nii rek mais abeille moom xam nañ ko yamb moom xam nañ ni que dafa am lu positif lu muy def si jaww ji mooy que day def li ñuy wax pollinisation mooy que booy see garab yi bëri si benn bërëb yamb yi ñoom ñoo tax donc maintenant nag service d'hygiène aussi dafa nekk service boo xam ne dafay yëngu si wàllum wér-gu-yaram mais suñu gisee que ni lii dafay am ay gàllankoor yu muy andi si wàllum wér-gu-yaram mu nekk lu ñuy wax danger yaakaar naa ni même bu nekkuloon ay espèces protégées il faut que ñun aussi yëngatu parce que yamb gis nañ ko fi ba tàyyi attaqué ay nit rey leen donc yaakaar naa ni loolu du ñu croiser les bras di seetaan noonu ba ñu rey suñu askan bi yëpp aussi loolu aussi duñ ko def moo tax ñun la plupart du temps suñu gisee cas yooyu service d'hygiène effectivement dafay intervenir mais en attendant que maanaam texte yi ñu amul si lu gën a leer donc lu si gën a am solo aussi mooy que maanaam am na ay services yoo xam ni du chaque fois dañuy pomper rek pour rey yamb am na ñoo xam ni dañ leen di maanaam njat pour jël leen am feneen fu ñu leen yóbbu loolu am na ay services yu koy def yu mel ni ay services yu nekk élevage donc am na ñoo xam ne aussi jox nañ ñu seen numéro ñu ne chaque fois suñu gisee ay yamb avant que peut-être service d'hygiène même ñëw di fa pomper que ñu wax leen ko mais même ñooñu sax suñu ñëwee suñu gisee que ni yamb yi mënuñu si dara ñoom nañ koy pomper donc pour ne pas aussi que population bi lésé wu parce que yamb inconvénient mooy comme ni wax si wàllum wér-gu-yaram mooy maanaam tooke bi nekk li ñuy wax daar bi su duggee sa yaram benn bi mun na la faat si saa si loolu la tubaab di wax choc anaphylactique
mooy da ngay tëdd si saasi waaw parce que lu mu lay dugal sa yaram nangu ko nga mu créé la li ñuy wax choc anaphylactique donc ñu si bëri ñi ngay gis que si yenn régions yi ñu ne yamb yi attaqué nañ ñaari nit faatu nañ am na si wàllum Kaffrine gisoon naa ni sax ay xale dañ ñëwoon si benn garab jël ay bant di koy kii si yamb yi ba yamb yi rey foofu pratiquement ñetti xale si saasi donc ça veut dire que daar boobu ñuy dugal si yaram nit ki mun na am lu ñuy wax choc anaphylactique mu rey nit ki si saasi donc yeneen am na yeneen réaction yoo xam ne aussi da koy def si nit peut-être que nit ñi aussi seen consistance yi ñoom ñoo wute di nga ñoo xam ne peut-être ay réaction dermatologique la leen di andil yoo xam ne da nga gis seen yaram bi am ay boutons yu génn donc loolu yëpp muy wane ni que si aspect yooyu maanaam problème de santé publique la mais yamb de manière maanaam normale nii en réalité du ñuy sonal sax nit ki donc mais dafa am des fois ay circonstances mun nañu xëy ne benn parfum neexu leen ñu jékki-jékki yëngatu donc ñu nekk mais nga ñoo xam sax seen kër yi armoire yi sax yamb yi si biir lañ dëkk da ngay ibbi buntu armoire bi jël sa yére ñoom ñu naaw nga dugaat fekk du leen def dara mun nañ dëkk ak ñoom pendant ay at te du def kenn dara si donc nekkul ay espèces yoo xam ni en réalité dañoo virulent quoi en réalité mais yooyu am ay circonstances moo tax ñuy yëngatu ba nga xam ni dañuy lor maanaam dañuy sonal askan bi mais chaque fois suñu gisee que ni y a des problèmes de santé publique donc mun na am service d'hygiène réagir mais am na ñi nga xam ni ñoom ñoo gën a habilité ñu nekk surtout ci service élevage ñi nga xam ni yor nañ seen ay numéro que chaque fois suñu gisee cas yooyu dañu leen di saisir ñoom tamit ñoom suñu mënee ñëw baax na même ñoom bu ñu ñëwee soit danañ leen njat ba jël leen yóbbu leen transférer leen feneen loolu moom mooy lu gën mais des fois ñoom seen bopp bu ñu xamee ni yamb yi dafa am virulence bu ñu am ñoom seen bopp mun nañ def comme li service d'hygiène di def mooy ñu pomper leen ñu dee foofu tamit donc mu nekk lu am solo en tout cas daal pour tënk rek mooy que texte yi nga xam ni moom moo maanaam lënk wàllum yamb jusqu'à présent nii jafe-jafe bu ñu am mooy ñu teg leen ay bët ñu teg bët ci texte yooyu donc en attendant service d'hygiène comme service santé la su gisee que ni lii mun na am gàllankoor bu mu andi si wàllum wér-gu-yaram parce que yamb am na ay choc anaphylactique yu mu mën a andi nit ki bu boobaa ñun mun nañoo réagir mais aussi lu si bëri dañuy maanaam woowaa service élevage ne leen nemmeeku dañ bërëb sàngam ay yamb ñoom bu fekkee am na ay pexe yu ñu si mën a def ñoom aussi ñu def ko donc dans loolu la mais loolu dafa nekk question boo xam ni ñun service d'hygiène war nañ si gën a maanaam gëstuwaat parce que yamb moom dafa tasaaroo fii si biir Sénégal donc si wàllum Thiès fii pratiquement amul semaine booy toog te waxuñu la yamb feeñ na benn bërëb donc mu nekk loo xam ni war nañ ko gën a xoolaat mais comme ni ñuy wax de yamb dafa baax maanaam si jaww ji mooy que maanaam boo gisee garab yi di bëri si benn bërëb parce que yamb yi aussi ñoom ñoo tax parce que dañuy def lu ñuy wax pollinisation moo tax espèce boo xam ni la aussi waruñu tout le temps di jëfandikoo ay insecticides donc pour faagaagal leen bu amee yeneen pexe nañ ko def mais bu fekkee nag dafa am ay gàllankoor si wàllum wér-gu-yaram bu boobaa nag il faut que waa service d'hygiène ñu agir. d'accord mon capitaine kon ñu daal di tëj tey bu ma la doon wax ne quel est le but de l'hygiène loo may wax. donc service d'hygiène pour tënk rek mooy fexe ba kenn bañ a feebar boo xoolee man chaque fois noonu laa koy waxee mooy fexe ba kenn bañ a feebar parce que moom moo jiitu wàllum maanaam wér-gu-yaram donc mais service aussi boo xam ne mën nañ ko tënk ci maanaam li ñuy wax prévention donc prévention moom mooy maanaam nga jiitu feebar yi tamit donc daal ci loolu lañ ko mën a tënk parce que dafa am maanaam jaar-jaar bi hygiène terme hygiène bi am parce que boo xoolee bu njëkk ba xam nga grec yi bu njëkk ba ku ne lu ne dafa am yàllam quoi donc amoon na yàlla boo xam ne mooy faj nit ñi amoon na yàlla boo xam ne mooy aar nit ñi donc boo xoolee même si wàllum grec da nga gis que ni chaque fois boo gisee benn jaaru jaan dafay si wàllum wér-gu-yaram mooy maanaam jaan boo xam ne day aar nit ñi la donc lii tubaab yo IGA bu njëkk ba moom moo yoroon loo xam ne moo yoroon wàllum aar nit ñi donc pour tënk daal hygiène moom mooy moo tax ñu ko gis ci insigne de corps yeeg ak bu service d'hygiène quoi moom mooy DS IGA la moom mooy vraiment DS boo xam ne moom mooy aar nit ñi ñu bañ a feebar
donc si tënk daal moom mooy loolu donc mais li tubaab di aussi hygiène dafa nekk loo xam ni da nga koy wax nii rek dafa laaj nga koy jëfee tamit li tubaab di c'est une science d'action mooy que il faut nga yëngatu pour def hygiène par exemple bu ñu ne la bërëb bi salte na il faut que nit ñi yëngatu pour def set setal donc loolu moom mooy hygiène donc bu ñu nee maanaam am na ay ñam yu ñuy jaay yoo xam ni baaxatul il faut nga yëngatu pour génne leen donc lépp loo gis li ñuy def si wàllum hygiène rek mooy du da ngay croiser les bras rek di seetaan mooy da ngay yëngatu jëmale maanaam si fexe ba maanaam loolu nga xam ni mun na nekk gàllankoor ñu fexe ba am ñu isolé ko wala ñu fexe ba nga xam ne du andil loraange askan bi donc mu nekk lu am solo parce que dëkk yi bëri si la ñu misé woon moo tax ñu am développement donc am na ñuy wax sax dañoo sonn si faj ay nit lu gën mooy nit ñi bañ a feebar donc mu nekk lu am solo parce que nit ñi bu ñu feebarulee rek li ñuy temps bu ñuy perte si ñi ñuy faj ñi xaalis bu ñuy dugal si ñi ñuy faj ñi bu boobaa dina am leneen lu ñu ko def donc moom moo tax chaque fois que président de la république ñëw fii lu muy gën a mettre accent bi mooy prévention mooy nit ñi sonn nañ di faj lu gën mooy ñu fexe ba ñu bañ a feebar donc loolu daal moom mooy si tënk li ñuy wax hygiène. jërëjëf mon capitaine kon ñu fàttali leen ne ñu ngi woon fii ci brigade d'hygiène bu Thiès di ànd ak suñu émission bu mag bi nga xam ne yéen a ngi koy def ak Moussou Diabakhate Ngom di ci ànd ak Déclic Média bu professeur Aboubacar Tall ñuy nekk ci suñu émission bi nga xam ne mooy xoddu ko balaa ngaa lakkale di nga xam ne muy prévention te bu nee prévention xel fu muy daj mooy service d'hygiène kon mon capitaine ñu bàyyi la nga tàggatoo. donc di la remercier yow ak sa équipe bi comme li may faral di wax rek mooy que communication moom mooy principe base administration donc dañu nekk di aar population bi mais population bi déjà que il faut ñu xam ñun si lan la ñuy yëngatu donc loolu communication rek moo ko mën a yeggale donc moo tax chaque fois suñu gisee ñi nga xam dañuy bëgg ñëw maanaam taataan liggéey bu ñuy def bi dañ siy sawar trop donc te surtout que bu fekkee da ngeen utiliser maanaam réseaux sociaux yi ak parce que loolu yëpp dafa nekk ay paramètres yoo xam ni boo nekkee benn bërëb da nga koy xayma comme jeunes yi donc wala population bi de manière générale yooyu lañ gën a bëgg internet ak yooyu yëpp moo tax communication aussi da ngay faral di koy jaarale si maanaam si yoon yooyu donc pour que nit ñi gën a mën a xam luy liggéey service d'hygiène yaakaar naa ne léegi ñëpp xam nañu luy liggéey service d'hygiène parce que dañu gën a offensif si wàllum maanaam communication bi donc ba nga xam même njiitu réew mi moom si boppam boo seetloo défilé bu ñuy mujjee def balaa Covid bi doon dugg service d'hygiène la waxoon si corps paramilitaire ñu jiitu défilé bi donc loolu mu nekk luy teg lu am solo la donc mooy que dafa fonk maanaam corps boobu boo xoolee aussi matériel bi nga am ni moo ñu ko jox nañu ko loolu aussi dafay gën a dooleel service d'hygiène parce que surtout ak période Covid bi mu gis li ñuy yëngatoo si wàllum maanaam prévention et contrôle de l'infection mu ne ñii nag ñu jar a dooleel lañu mais nag yaakaar naa ni mbëbëtam ëpp na raw na maanaam mu jot a def sax donc que perspective yi vraiment nekk na perspective yu baax yoo xam ni yaakaar naa ni fii ak ay at yi néew rek dinañ gis que service bi dina nekk service boo xam ne nit ñi gën ko ràññee parce que dafa am lu ñuy wax évolution parce que service d'hygiène maanaam tubaab bi ñoo ko gënoon fonk au départ parce que ñoom ñoo ko créé donc colon yeeg yooyu yëpp donc mu nekkoon service bu am doole si jamono yooyu si wàllum jumtukaay ak wàllum maanaam effectif donc mais au fur et à mesure aussi ba colon yi retiré wu donc ak temps beeg yooyu yëpp dañu gis que ni service bi aussi dafa commencé woon aussi di gën a dellu ginnaaw mais yaakaar naa ni si at yi passé yi donc gis nañ ni que moo ngi rajeunir personnel bi donc moyens yi aussi ñoo ngi ñëw mais yaakaar naa ni loolu yëpp aussi dina gën a dem kanam donc di wax ni population yi aussi ñoo ngi leen di gërëm bu baax surtout comme ni ma waxoon sànq si wàllum Thiès que ñoom dañuy liggéeyloo service d'hygiène parce que chaque fois dañuy woo di ñu wax ay jafe-jafe yu ñu jànkoonteel si maanaam bërëb yi ñu nekk yi mu nekk lu am solo parce que nekkoon naa yeneen région yoo xam ne loolu gisuma ko mais fii moom c'est vraiment spécifique par rapport ak Thiès donc mu nekk lu am solo ñooñu aussi dañ leen di gërëm di leen di sant
donc ay actes citoyens la ñuy def donc ñooñu il faut aussi ñu leen di féliciter tout le temps si maanaam rencontre yi nga xam ne dañ koy am ak presse bi donc di gërëm ñëpp di leen sant jërëjëf. waaw mes amis internautes yegsi nañu nag ci li nga xam ne mooy fin wu émission bi di leen joxaat nag dig daje ci yeneeni bés ci yeneeni numéro ci yeneeni prévention ci yeneenu hygiène kon nag kenn dalu jàll